Salam alaikum, chers téléspectateurs, salam alaikum, chers amis internautes. Bienvenue sur Fer TV, la chaîne du bien-être. Votre émission Couloir d'acteur revient avec une star, Ben Danan, de renommée internationale, sax laay wax mu nekk sama sister, sama xarit Ngoné Mbaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax a baax di la bëggee di la nuyu di nuyu mbokk internet yi di am mbégte ak contentement bi nga ñëwee seet si ma fii sama fief jaajëf nuyu naa leen bu baax. D'accord tey ñu am contentement ak mbégte ñëw seet si suñu sister Ngoné Mbaye fii ci Géejawaay fekk ci fiefam fi muy liggéeyee di daan dooleem ndekete kon yow du comédie ak joué ci kii rek moom nga fi nekkee de. non dañuy jéem rek waaw dañuy jéem rek ñoo ngi ci. waaw nekk ci lii nekk ci lee daal. waa gis nga ñoo ngi ci. D'accord tey émission bu bees tàkk tudd Couloir d'acteur seet si la fas yéene waxtaan ak yow ci les métiers de l'audiovisuel mais en particulier ñu ñëw ci théâtre ñëw ci comédie ñëw ci théâtre sur scène série ak sketch duñu bàyyi dara. ñu gis ne que léegi bari na bari boo xamante ni nii kenn xamul kan moo war a def lii kan moo war a def lee. Ngoné Mbaye yan impression lañ yu njëkk la am ci loolu noonu d'abord muy gis. waaw li may gis noonu d'abord ni ma koy gisee ak ni ma ko jàngatee mooy mbir boo ci nekkee gis ñu bari ñëw di ci wàll si di ci duggaat mooy mi ngi avancé ça avance parce que bu njëkkoon théâtre boo ciy dugg dañ naan la sa doom dañ naan dafa bëgg a taxawaalu ji wala dafa bëgg a nàngam donc bu fekkee ñëpp dugg nañ ci pour bëgg a dugg ci li nga xamante ni mooy le théâtre donc loolu man sama njàngat mooy réussir maanaam ñun ñu ngi atteindre suñu objectif ñun li ñu doon rayante boobu ba tey peut-être mi ngi ñëw nànk-nànk. D'accord loolu moom réponse bi surprendre na ma tuuti. parce que jàpp nga ne que mi ngi avancé léegi kon li nit ñi di wax ne dañuy jég-jég sax for nit rek xëcc ko ñëw na ko jouer mu jouer Sénégal yi def ko star ñu yaakaar ne kii mën na li muy def wala maîtriser na ko est-ce que réellement loolu moom mooy théâtre. On parle de théâtre yow ñaari wax nga wax ñaar la parce que dañuy wax théâtre di wax téléfilm. bu dee matière de téléfilm côté téléfilm boobu c'est normal parce que téléfilm mën nga tëdd ci sa kër nga bind sa scénario déglu ma bu baax li may wax bind sa scénario boo bindee sa scénario maire bi ci buntu kër gi di jaay gerte caaf moom nga xalaat ni sa maanaam sa personnage maire bi moo la ko jox nga génn rek taseeg maire bi gis muy jaay gerte caaf nga gis ni sa scénario bi nga koy bind maire bi caractère maire bi la jox kanamu maire bi la jox âge maire bi la jox nga ni maire kaay nga defal ma lii mu ñëw ñu def coupé collé mais bu ca siiwee attention dafay war a dem jàng parce que dugg na ci biir métier bi. mën nga expliquer pour ñi xamul coupé collé boobu mooy lan. coupé collé mooy maanaam tey nga nekk ci kanamu caméra ñu ne la action nga def baaxul ñu ne coupé est-ce que comprendre nga donc bu ñee coupé ñu waxaat la li nga bëgg a wax li nga war a wax ñu ne waat action gis nga foofu cuune mënu faa feeñ. D'accord cuune fu muy feeñee mooy sur scène. mais nag pour man boo demee ba dugg ci dem nga ba ñu jël la nga ñëw interpréter benn rôle yàlla def ci sutura nga nekk star loolu nag yow yaa war a toogaat nga xalaat sa xel nga ni attention kon dugg naa ci métier bi naa dem jàngi mais acteur dafa am acteur cinéma am na sur scène aussi am na théâtre sur scène dafa am théâtre populaire am ak li nga xamante ne mooy série téléfilm donc ñoom bokkuñu. D'accord léegi tey Ngoné Mbaye fan lañ ko mën a catégoriser. mais Ngoné dafa rampe. man avant may def may siiw di nekk ci téléfilm man sur scène laa doon def. donc théâtre dama ko jàng dama dem académie théâtre bu nekk Blaise Senghor ma fekk fa tonton Mam Mor Thioune ma koy nuyu de passage Ibrahima Mbaye Soppe ma koy nuyu de passage Kader Matar Diouf ñooñu képp ku nekk ci théâtre xam nga ni ñooñu ay tête lañ. Kader bi nekk tey jii nii ci Evenprod di joué. Kader bi nekk tey ci Evenprod di joué. moom moo ñu yoroon Ibrahima Mbaye Soppe Matar Diouf ak tonton Mam Mor ak Manga kenn ku ci prof bu ci nekk day ñëw am tuusam bu mu indi ci yow. man maa fa nekkoon di jàng Balla Diop. Balla fa la génnee. ñoo bokkoon même kii bu ñu nekkoon Asña kii Billy
Xaadim fa la nekkoon donc extra am na ñu bëri Tafa Thiam fa la nekkoon am na ñu bëri ñoo xamante ni tey jii pénétré nañ ci art foofu la ñu jàngee donc dañoo jàng jékki-jékki wuñu rek siiw comme ça mais jàng nañ métier bi mais boo demee ba tollu di dox nit ñëw fekk la fi ngay doxee ni la damaa bëgg nga jouer ma film parce que sa personnage dafa laaj moom laa gis ci sama série donc nga dem ba am amour boobu ba dugg ci ba jouer ko ba yàlla def ci jàmm mais dama jàngi ko parce que métier dañ koy jàng d'accord parce que constat bi ñuy def mooy ñi nga xamante ni nii jàng nañ ko am jaar-jaar mbapat à chaque fois bu ñuy jouer ci série comme ni ñu koy waxee wala téléfilm yi da ngay gis différence bi par rapport ak ñi nga xamante ni nii jànguñu ko maanaam fu ñu leen fekk dañ leen di écraser ba pare maanaam facilité dafa am xam nga li nga jàngee français yow ba di ko mën a wax carrément boo jàngul dara gis nga loo jàngul doo ko mën a tari loolu kese laa leen di conseillé nañ dem bu ñu ñëwee ba nekk ci parce que téléfilm du feeñal cuune si déedéet doo feeñ loo mënti am ay détail du feeñ mais nag ku jàng ak ku jàngul boo leen bokkee sur scène da lay gaañ parce que moom jàng da métier bi. c'est vrai dëgg la donc je vous rappelle que yéen a ngi ci seen émission couloir d'acteur ñu toog ak ndaanaan Coully Fadri war a jàngee ci moom lu bari parce que tey jii nii dañu gis jeunes yi bëgg nañ ko. dañuy gis groupe bu jug teg bind scénario organisé wu def rek xam nga loolu mooy tax sax parfois ñu gis yenn dérives yi wala yenn toj-toj yi am ba récemment rek yàggul Mbour jeunes yi fa génne woon benn kii après def nga foog ne jotul aussi ñu xaw a réglementer tuuti milieu bi. du ku nekk rek ku tëb rek bind def rek après commencer jouer wala lancer ko. loolu moom boo waxee jot nañu réglementer ko loolu moom c'est clair micro loolu moom c'est très clair. maanaam ci niñ koy réglementer mooy. maanaam njàng mi wax naa ko sànq. gis nga boo jàngul mbir doo xam fa ngay jaar doo xam la ngay def ci jëyee rek ngay def parce que peut-être ñooñu bu ñu jàngoon li ñuy def du ñu def loolu. bay génne genre lu mel noonu nit ñi di ci teg seen bët bañ ci am problème te kenn ku ci nekk ci ñoom am na ay parents donc kenn ku ci nekk gis nga ni sa parent bëggoo mu gis lu bon ci yow donc kon man li ma waxoon sànq. moom laay indiwaat lépp looy mënti def man pour man da nga ko war a jàng. njàng bi daf ci am solo la. voilà boo jàngee di nga xam fan ngay teg sa tànk lan laa war a def ak lan laa warta def. est-ce que du bëgg buzz aussi rek moo leen ciy dugal aussi parce que Sénégal réew la boo xam ni koo wax rek mu ne damay def lii pour ut buzz wala yooyu noonu est-ce que tamit am buzz benn période kese doy na par rapport ak ki nga xam ne carrière la war a def. xam nga dëgg la buzz si on parle de buzz xam nga ñu nekk ñu. à toute sincérité ñun ñu nekk ci biir milieu bi je ne parle pas de buzz bu anormal ñun ñëpp a bëgg buzz tu sais pourquoi ma wax la loolu parce que li ñu bëggee buzz mooy dañuy bëgg siiw liggéey ci métier bi ñu xam ñu ci ñu mën cee liggéey suturaal suñu bopp libbali suñuy waajur mën a egg fenn fi loolu boo amul yenn buzz yi doo ko am mais buzz bu normal buzz boo xamante ni da nga koy def muy liggéey ngay ñaq di dem ba sa liggéey yóbbu la fa maanaam sa compétence yóbbu la fa mais buzz boo xamante ni da nga koy jaar ci ay yoo xamante ni yu neexuta sax wax la donc yooyu moom pour man du place ba quoi. d'accord donc ñiy def loolu dañuy yàq milieu bi parce que bu yàggee dañuy généraliser. dañuy boole ñëpp te teewul ñi nga xamante ni nii ñi ngi ci nekkoon pendant des années. di ci def lu nice ñi ngi ci ba tey ñoo xam ne war nañ leen mën a citer en exemple ndax yow yaa ngi nii ci nga bokk. yaa ngi bégloo Sénégalais yaa ngi leen di reeloo te teewul yaa ngi teg lépp ci yoon. ok léegi bu ñu jógee ci loolu noonu ñu ñëw tuuti ci art bi. dans sa globalité. est-ce que réellement mi ngi fay est-ce que nit ki du siiw lay gën a am que peut-être lu mu war a mën a yóbbu këram. du siiw lay gën a am. waaw que lu mu war a mën a yóbbu këram maanaam. siiw ñu xam la ngay génn nit ñi xàmmee la. alors que loo paasee jël taxi sax doo ko am wala amoo kër goo dëkk wala est-ce que art bi ñuy def fii nii mi ngi fay. Sénégal peut-être yenn kii ñu ngi fay yenn label yi ñu ngi fay. mais boo jëlee aaru Sénégal jël dem bu Europe da ngay maanaam ñiy def cinéma buñ nee salaamaaleykum fii da ngay gis niñ lay tegee da ngay gis maanaam boo. par exemple tey da ngay am benn affaire booy def ci cinéma nga dem ñu woo la nga dem mais boo ñëwee ci cinéma ñoom waa Europe ñooy ñëw fii di ko def
boo ñëwee ci loolu liñ lay maanaam valeur biñ lay jox ak niñ lay tatagalee certes respect bi ñuy am ci yow respect bi ñuy am ci yow certes am na yenn label yu koy am fii am na yenn label yoo xamante ne boo liggéeyee ba pare dañ lay fay sa xaalis nga dem donc ñu ngi fay aar mi ngi fay si yenn label yi ñu ngi fay waaw d'accord parce que souvent dama am ñu may jot di waxtaan ak ñoom dañ lay wax ne ñun dañuy tourner dañuy jouer ay série mais yenn saa yi transport sax duñ ñu ko jox xam nga léegi ma yaakaar ni peut-être loolu yëpp ñàkk structuration la rek est-ce que aussi état bi jotul mu dugal ci loxoom peut-être accompagner maison de production yi nga xamante ni nii parce que tamit pour man métier bii nii su bënnee dëgg dinañu permettre tey Sénégal di mën a génn sur le plan international parce que tout récemment rek waaw FESPACO ñi ngay rek dégg waaw léegi lii de Libaas Diallo ma koy nuyu de passage moom demoon na FESPACO donc seen série moo jël prime bi wala bokk donc ñu koy féliciter de passage vraiment à toute sincérité am nañ ci mbégte bu baax a baax vraiment waaw ñu gis ne yu mel noonu dafa am solo donc yow selon yow sa xalaat nguur gi yan matukaay la war a mën a jël pour peut-être accompagner maison de production yi ngan yi nga xam ne ñi ngi jël seen propre moyen di investir di essayer di def dara parce que ku xool bu yàgg ba ak léegi war na xam ne léegi qualité mi ngi am ci image yi qualité mi ngi am ci son yeeg yooyu matuwaay yi ñu war a mën a jël mooy jàppale ñëpp ñi nga xamante ne ñoo yore maison de production yi pour mbir mi oyof set sax léegi ku jóg yore maison de production comme ni théâtre bi nekkee ku jug bind sa scénario léegi ku jug yor sa maison de production lu la neex nga produire ko loolu aussi il faut ñu wax si donc bu ñu structuré rek nguur gi dina ñëw ci suñu secours donc ci yéen ñi nekk ci milieu bi structuration foofu la war a njëkk a commencer d'abord waaw nguur gi mën leen bay ci sa weewu tànk boo déggee ma ne bàyyi ci sa wewu tànk balaa kenn di la dimbali nga dimbali sa bopp nga ñu booloo nekk benn certes booloo baa ngi fi mais ñu gën ko structuré. d'accord Ngoné Mbaye ñu ñëw ci série wala téléfilm wala théâtre wala sketch noo ko bëggee rek nan ngeen koy defee maanaam tàmbali bi parce que sénégalais yi en général ñoom dañuy toog rek dugg YouTube wala toog ci écran bi rek gis benn série buy daw ñu gis Ngoné Mbaye tey mu sol lii suba mu sol lee daj ci lu ne léegi loolu laa bëggoon nga may ko Sénégal ñu xam exactement niñ koy toggee commencement bi ba ñoom niñ koy jotee. sànq ci sa biir wax nee naa la am na ay maison de production yoo xamante ne dañ fay. dama Pikini Light dama koy cité Pikini. Pikini production waaw très bien. fi ma defee sama wujju baax a baax. fi ma defee sama wujju tubaab la. ñooñu bu may def man tournage wujju tubaab. dañ may jox sama xaalis bu ma xootee man maay ñawal sama bopp man. ñu jox ma xaalis bi avant waxuma la si sama contrat dara de dañ ma jox sama xaalis ma jënd sama yére ñaw sama yaa ngi nii moom laa jël tey moyen su ma ñibbisee damay ubbi valise yi sama copine yeeg ñëpp maanaam yére yi dama koy partager ak samay nit du loo xamante ne dañ la koy solal ba pare simmiwaat ko jox la ko donc kon ñooñu ñi ngi liggéey ñi ngi jàpp ci carrière wu nit ki ni ñu koy defee mooy dañuy préparer wu bien avant ñu bind scénario envoyé ñu ko ñu jël scénario bi lire ko xam liñ ci war a def ak liñ ci war a def ñu concentré wu ci suñu personnage xam ne ñun lii lañ war a liggéey série bi lii lañ ko war a apporter fii la jógee fii lañ ko war a yóbbu donc loolu liggéey la laaj ñu concentré wu ci liggéey après ñu préparé wu pour dem tournage dañ fa am 1 mois 2 mois pour rien que satisfaire ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi. d'accord ma gis bon yenn maison de production yi wala yenn structures yi loolu du fa am en général duñu bind scénario dañuy am histoire am synopsis après ñëw teg commencé bu ñu demee ba tourner jot ñu commencé di briefing naare la lii lañ war a def lii lañ war a def lii lañ war a def gisoo ne loolu aussi mën na xajamal liggéey. si doo xam au fait doo xam fooy jaar am na boo ko defee ku jàng théâtre da la koy jox facilement boo fekkee comme niñ doon wax sànq. boo ko joxee ku jàng métier bi. du am problème parce que boo nee ko histoire bi lii la moom dina concentré wu ci histoire boobu. mu génne la li nga bëgg. mais boo ko defee koo for ci mbedd mi jàngul théâtre doo am li nga bëgg moo tax souvent prise yi ñu koy jël di ko jëlaat parce que ki nga ko jox maîtriser wu ko carrément. d'accord norme bu logique bi daal mooy bind scénario fexe ba acteur bi wala actrice bi. jot ci am ko à l'avant. jàng ko xam ne lii mais ñi nga xamante ni dañ ci dugg parce que man dama fekkee
ñi nga xam ne dañ cee juux par exemple boo leen bindalee scénario bindal leen seen séquence li ñu war a jouer buñ ko jàngee bu ñu ñëwee ci plateau dañuy taay dañuy réciter maanaam duñ jouer doo gis expression faciale doo gis jeu d'acteur parce que jànguñu ko sama mbir maa ngi noonu ba tey sama seize bi la maanaam jànguñu ko boo jàngee métier maanaam bu ñu la joxee texte bu ci nekk mot bu ci nekk war ngaa am loo ca génne maanaam war naa am expression mot bu ci nekk war nga xam ni fii kat bu ma fa tolloo lii laay def laay joxe comme expression donc ñu bari maîtriser wuñ ko et que loolu laa leen di wax may leen ñu dem jàngi am nañu yàlla may donc aussi ñoo xamante ni bu ñu taxawee bu ñu joué nga ni ñii jàng nañ mais technique il faut ñu jàngi technique waaw foofu noonu laa bëgg insister parce que talent dafay am technique am te ndaanaan bu mu munti toogal rek c'est-à-dire il faut ma cof loolu ci moom pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan wala ñi nga xam ne bëgg nañ te mënuñu wala xamuñu ñu am njëriñ luñ ci jàngatee parce que tey mën nga am talent te doo am technique parce que tey par exemple expression orale ngay wax jouer di wax mais bu dee da nga taxaw say déplacement fi nga war a bouger fi nga war a arriérer fi nga war a gëstoo loolu kan moo ko war a def ci kii jouer maanaam technique boobu technique bi kan moo ko war a def j'ai pas kii compris jouer par exemple nga jël tey benn Mor sama caméraman waaw nga ne ko lii ak lii ak lii laa bëgg nga jouer léegi moom bu ñëwee wax rek ñëpp xam nañ ne am na verbe facile mën na wax mais par exemple bu fekkee dafa taxaw déplacement am wala fu waxee fu mu war a gëstoo wala regard bu mu war a def expression yooyu noonu maanaam loolu pour kooku mën koo xam wala mën koo mën ma ne il faut mu jàngi ko xam nga ñun artiste lan lañu am ñaar outils mu ne ñu ne dañ naan la quels sont les outils du comédien maanaam bu dee tëggkat bi buy dem di tëggi bu gàddul ay tamaam du tëgg c'est vrai bu dee musicien bi bu demee di tëggi bu gàdduwul ay kii yam nu mu tuddati ay loolu muy utiliser waaw merci beaucoup instrument du tëgg mais en tant que ñun artiste boo ñu wax woowee ñun kese mën nañoo jóg ñëw parce que suñu corps la ñu am ak suñu gémmiñ làmmiñ son corps et sa kii donc loolu la ñu am pour et sa voix autant pour moi son corps et sa voix donc suñu yaram la ñu am ak suñu baat loolu la ñu am comme instrument donc ñun ñi taxaw ci plateau bi ñoo war a am ay technique moo tax il faut ñu jàngee ko du technique dañ la koy jàngal mais boo demee ba moment parce que fan la technique di feeñee mooy tey di nga am facilité yàlla may la don nga ñëw wax mais am na fu la nit di tontoo boo amul technique dëgg doo ko mën a répondre tout à fait am na fuy nit di déplacé woo boo amul technique ci kaw scène doo mën a déplacé wu parce que amoo technique boo jàngul sur scène doo ko mën a déplacé wu donc technique yooyu il faut ñu jàng ko mooy tax nga xam ko don rek ça suffit pas kon gars yi dégg ngeen ko Ngoné Mbaye li mu wax leer na nañ don rek doyul boo amee don il faut nga am technique pour mën a réaliser li nga bëgg jox téléspectateurs yi li ñu soxla waa Ngoné Mbaye ñu dellu si tuuti ci yow laaj la lan nga mës a jouer mu nekk lu la marqué lu tooyal sa xol ak lan nga mës a jouer toog nii di reetaan sa bopp bu may reetaan bi laay njëkk def parce que man ci personnage bu Ngoné Mbaye moom chaque instant su may seetaan sama bopp damay ree dama naan ndax kii man la da ngay dajji sa bopp daal waaw man sama bopp man sama bopp laa njëkk a dajji avant may dajji nit yi vraiment donc bu ma koy seetaan ay ree damay jàpp et tout ak affaire yi may def ak yooyu noonu mais comme métier la donc dañ koy gën a def parce que bëgg nañ lu leen neex vraiment donc loolu moom sama wujju tubaab la leer na ma ne bu ma ko seetaanee daf may dajji ni muy dajjee sénégalais yi waaw gis nga mën la njëkk a dajji si léegi beneen bi mooy lan nga mës a jouer mu nekk lu la marqué daal lu tooyal sa xol bi ma amee séquence ak Soppe Mbaye tout récemment barki démb la ñu dem tournage donc ma am séquence ak moom ak tonton Mamoon ñoo bokk benn film Soppe moo ko def ma koy nuyu de passage donc mu nekk loo xamante ni tooyal na sama xol parce que ñoo xamante ni ñoo daan téye di la jàngal théâtre tey nga bokk ak ñoom sur scène ñuy jouer ak yow di la jox nga leen di delloo donc mu nekk loo xamante ni tooyal na sama vraiment à toute sincérité loolu moom nekk na lu ma marqué sama àddina
ndax ba nga daan dem di jàngi ji fekk leen fa. fekk ñu fa xalaatoo ñu woon lay ne bés jàngal dina ñëw ba nga toog ak ñoom bokk ak ñoom. voilà donc bërki démb bu tout récemment soppe def benn série bu tudd Garaawul vraiment mi ngi ñëw léegi ci marché bi incha allah xam naa dina def ba macha allah nañ ko xaar donc ma bokk ak scène moom man ak moom kese ñu bokk scène bu ma koy wax day mel ni scène bi dama koy gis nii quoi bokk ak tonton Mamor scène aussi donc séquence autant pour moi scène la ñuy wax mais séquence ñu bokk séquence donc mu nekk lu ma marqué vraiment c'était émouvant daal voilà waaw ñu gisoon la aussi ngay def yendu leen sur Sen TV mu nekkoon émission bu Sénégal yëpp doon xaar muy toj vraiment kër gi lan moo waral ngeen jékki-jékki rek off loolu non loolu moom donc yaa may introsé mais yaa ma ko gën a xam àddoom solo. pour Sénégalais donc ça passe. pour man non nañ jàll rek àddoom solo. ñu bàyyi mu sedd. ñu bàyyi mu sedd. waa léegi. ñu wujju tubaab mënuñu bañ a wax ci moom. parce que tamit du ma ne moo la lancé waaye bokk na ci. li gën a tax xam nga dugg ci xolu sénégalais. parce que da nga fa jouer lu naturel jouer fa mel ni xale yi. po boobu nan ngay def ba di ci dugg carrément di ci nekk. jàng bi day ñëwaat à tout moment. mais li jàng lañ koy titré tey. bien sûr dem leen jàngi jàngi leen. donc jàng bi la donc da ngay décarcassé wu pour jàngi métier boobu ba bu ñu la joxee benn personnage. ni la personnage bi nii laa bëgg ñu mel ko mu mel ko. nga dem ci sa néeg composé personnage bi. que ni personnage bi lii lay am lii ak lii ak lii. donc loolu boo composé personnage bi. après boo koy def jox sénégalais yi. day dugg ci seen bopp dafa hébreu italien. moo nekk président Arcos bu Kër Massar. ma koy nuyu de passage dafa ma taseeg moom bërki dem te pourtant bu ma koy seetaan bu ba dugguma ci théâtre xale laa. ma taseeg moom matt dafa caam bërki dem mu téye sama loxo ni ma. Ngoné man dama bëgg sa jeu. tu sais pourquoi ma ne ko lu tax mu ne ma parce que yow xooloo ni yaa ngi rafet. xooloo ne yaa ngi ñaaw si c'est dindi sa périg di ngay dindi sa périg bu dee gaññ la doo jël sa loxo teg ko si sa kanam et puis loolu la sénégalais yi soxla on n'a pas besoin de ma ñëw di leen won sama taar wala ma leen won sama quoi que ce soit donc li ngeen soxla ci Ngoné Mbaye mooy Ngoné Mbaye instant bi lii la war a def et que loolu lay def pour satisfaire Sénégal ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs naturel daal naturel waa gaññal moo xool maa bañ fay ma tubaab baa ngi ñëw de nu mu tudd sax non am na Sara am na Ani Sara ñaareel bi Ani la Sara mooy troisième femme bi Sara moom nga njëkk a joué non Ani moo njëkkoon joué Ani moo njëkk a joué ak man mais Ani sonaloon na waaw Ani sonal na ma trop waaye Sara sonal na ma d'accord mi ngi noonu votre émission Couloir d'acteur voilà mi ngi nii touche à sa fin xanaa rek di la wax ban conseil ngay jox jeunesse bi nga xamante ne nii ñi ngi bëgg dugg ci série bu ma nee nag jàngi parce que jàngi moom wax nga ko wax d'accord nañ jàngi war ñoom ñëpp mais comme côté simplicité loolu nga wax noonu parce que souvent dañuy gis ñuy jouer mag yeewu mu sóoru sol ay talons te yow yaa ngi ci biir kër gi yaa ngi sa biir kër te ku ne xam na ne sénégalais du noonu lay dundee ci biir kër quoi mais parfois da koy laaj parce que bu fekkee da ngay joxe sénégalais yi benn affaire il faut mu taaru ndax même lekk boo ko yekkee ba pare nit sa façon ba nga koy yekkee boobu la koy nit ñi di am envie di lekk donc d'une part dinañ ko accepter mais d'autre part am na yenn situation yooyu nekk jarul maquillé wu jarul dara waaw ñoro bàyyi mu naturel daal di nuyu Boubacar de passage parce que barki démb rek bi ma maquillé wu nekk ci benn situation après moom dani ma kaay ñu expliqué ma situation man non kon yére bi ma sol waru ma ko sol mun même maquillé bi aussi tamit waroo ko def dindi ko donc ñooñu day baax ñu nekk ci suñu wet di nekk suñu ginnaaw di ñu conseiller parce que ñun kese duñu mën dara quoi donc conseil bi ma leen jox mooy il faut être naturel lépp loo gis mu simple mu naturel da cee baax soo waree sañseel ba màtt sa géej gi di dox ak moom waaye boo waree jooyal jox ko sénégalais yi nit ñi consommer ko c'est ça donc loolu laa leen di jox et puis ngeen dem jàngi c'est très important métier boo ci dugg da ngay jàng aussi. ngeen dem jàngi xamu leen dara dem leen ngeen jàngi. Ngoné Mbaye nee na j'ai pas dit xamu leen dara de j'ai pas dit ça. non mais attends maintenant on va terminer l'interview un tout petit peu en français. Parce que les Sénégalais le réclament. Ngoné Mbaye. Oui. Pourrais-tu nous donner vos impressions par rapport à l'émission Couloir d'acteur? Bonjour, bonsoir les téléspectateurs, amis et spectateurs du monde. Je sais que tout le monde va regarder la spectacle. Fer TV. Donc je vous dis que
moo lan impression vos impressions merci par rapport à l'émission Couloir d'acteur. couloir d'acteur Oui. c'est très important le mot de couloir d'acteur ça touche couloir d'acteur on a besoin de ça Ça touche quoi? le cœur ah mais leer na non franchement ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak téléspectateurs yi doon seetaan Fekh TV lan ngay wax waa Fekh TV ak sëñ Medoune Seye borom Tawfekh. waaw sëñ Medoune Seye borom Tawfekh maa ngi lay bégee bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàcc waaye tubaarikaal di la ni nag dama koy lancé waaye rek maa ngi ñëw foofu. yaa ngi koy seet si. maa ngi lay seet si dinaa la seet si incha allah sëñ bi maa ngi lay bégee bu baax di dégg yu baax yi ngay def ci ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal milieu bi et que nit bu fekkente ne daa nekk am ay nitam boo leen laalee rek da koy yëg. te liñ ci laal mu nekk lu am solo mu nekk tous bu am solo boo ci apporté donc maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax am naa mbégte bu baax a baax ci yow yàlla na sa jàmm mu yàgg ay ca may béggee téléspectateurs yi di leen nuyu bu baax di am mbégte sama baay ba tubaarikaala kenn du moom jaal mu bëgg jaal caam jaal ma sa ay de dogo bu sa sayar waaye kenn du faal njaga yaaram mi nekk ci biir sama yaay ay defaal sama mag yi sama rakk yi ñi nga xamante ni ñoo nekk Italie maa ngi leen di béggee bu baax a baax waaye dama tëj te nuyu ma si saawaane Moussa Wada gàcce di borom kër. déggal lii mon amour mon cœur. laa ilaaha illallaah. foofu toj maa ngi lay béggee bu baax aussi. di la encourager ndax vraiment yombul mais yaa ngi ci tànk yi donc dañ lay gis chaque jour et que du lii rek moo nekk ci moom yéen a ngi koy seetaan mais du lii rek moo nekk ci moom man xam naa ko donc nekk nañ yéen du leen yàgg nañ fa du lii rek moo nekk ci moom et que yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla ubbi lépp ba nga li nga bëgg a def ci Sénégal lépp yi nga mottali ko bu baax a baax a baax merci beaucoup caméraman maa ngi lay bëggee bu baax a baax Mor waaw Mor maa ngi lay bëggee bu baax a baax merci beaucoup jaajëf merci. ok mi ngi noonu chers téléspectateurs yéen ñi doon suivre Fekh TV c'était votre émission Couloir d'acteur ma amoon nag mbégte vraiment très ravi très heureux d'être accueilli xam nga par xam nga rek cette star Ngoné Mbaye moom daa ñàkki ñaan di ndaanaan di artiste boo xam ne wax dëgg yàlla oyof trop voilà donc Couloir d'acteur vous donne rendez-vous bientôt avec beneen star wala beneen acteur ñu yaatal ci c'était Cisco votre Dr Love ak Mr Mor am out